salaamaaleykum soxna si maa ngi nuyu di la gërëm di la sant ci invitation bi di nuyu aussi seen téléspectateurs yi ak internautes yi waaw di rafetlu bu baax ci invitation. bon politique li ñu ci dugal mooy dañoo tolloon foo xam ni dañoo war a bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñoo war a joxe seen xalaat ci réew mi. mais aussi dëkk bi wala bokk suñu réew dafa tolloon foo xam ne ñun ñëpp kenn ku ci ne da nga am laaj boo xam ni waroon nga koo tontu mooy yow lan nga mën a def pour li nga xam ne moo fi ne depuis 1960 mu amélioré loolu nag tontu boobu noonu mun nga koo jëlee ci lu bari mais nag ñun bi ñu waree def bénévolat def nañ ko moo xam bokk ci ay daayira wala bokk ci ay kuréel yoo xam ni ci wàllu wér-gu-yaram la ñuy daw wala bokk ci soxla yi askan bi la ñuy dox mais ñu gis ni ko loolu rek baax na mais doyul li nga xam ne mooy am njeexital bu baax a baax ci dundunu askan bi mooy bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite lu ñuy wax collectivité territoriale muy mairie muy conseil départemental muy gouvernement loolu nag boo ko waxee mooy wax nga politique te politique nag bi Sénégal di Sénégal ba tey li fi nekk li fi jaar ci ay njiit lu ci ëpp bokk wala bokk bu dee président yi la ñoom ñëpp dafa am ay kuréel yu ñu bokk mooy parti politique loolu nag moo tax ñu ne kat bu ñuy dugg ci politique ñun parti politique la ñuy tànn du ñu demee suñu mouvement wala leneen mais ñu xool parti politique boobu noonu Pastef rek la mën a nekk looloo ñu dugal ci Pastef parce que mu ngi bind ci ay bataaxal ni mu war a doxalee bu dee jot na ci nguur mais aussi ñu ngi fay fësal seeni gëm-gëm ak li ñu nàmm ci réew mi donc loolu ñor ñu torop mu méngoo ak suñu xalaatin ak suñu gis-gis looloo ñu dugal Pastef mais di ko dund ak philosophie maanaam amul dara am fenn fu ñu déranger ndax ñun xam nañ fu ñu laal fu metti fa la ñu laal muy góom bi donc boo nekkee ci jongante yi politique da nga war a xam ni politique coow la politique weccoo xalaat la politique compétition la foo wax jongante rek dina am tension bi mooy la peur de perdre mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekk jàpp ni peut-être ñu ngi ci danger parce que mën nañ leen a wutu fii tension parce que ñun itam bëgg nañoo bokk ci ñi nga xam ne ñooy yor nguur gi ëllëg kon loolu nag nekk enjeu boo xam ne ñaari gis-gis yu bokkut la am ñoo xam ne dañoo bëgg Sénégal dellu seen loxo Sénégal dellu ci loxoy sénégalais yi mooy koom-koom bi mooy leneen ak leneen mooy Sénégal moomaat boppam am ñoo xam ne ñoom kat situation bi ñuy dund nii moo leen doy mooy Sénégal dafa war a des bokk ci dëkk yoo xam ni dëkk yu gën a ndóol ci Afrique ak ci monde bi mais aussi Sénégal mënut a doxee ay tànk boppam dafa war toujours di wéeru ci kaw ay France ak yeneen ñaari gis-gis yooyu ñoo fi ne ñun nag ñu bokk ci beneen bi ma njëkk a lim loolu nag day nekk loo xam ni enjeu la parce que képp koo xam ni gagné na fi day daal di continuer bu dee ñi nga xam ni ñoom ñoo fi ne bu dee ñun gagné nañu dañuy soppi lépp xar kanamu Sénégal ci lépp. loolu nag enjeu la boo xam ni day créer tension donc ñun coow loolu bi ñuy dugg ci politique ak ñi nga xam ne ñoo sumb Pastef ba ñun ñu bokk ci ñoom ñëpp xamoon nañ ni loolu moo leen di xaar mais dafa am lu ñu waxante woon mooy duñ ci dellu gannaaw ci benn yoon mais aussi dañuy topp ci li nga xam ne moom mooy suñu gis-gis ba keroog ñuy am lu ñu bëgg. waaye mais ci charte réew mi dara terewul jàngalekat ab fonctionnaire rawatina jàngalekat mu def politique. donc looloo tax ñun ñu def politique parce que dara terewuñu ko lu dara terewul nag wala lu yoon terewul ku mu neex nga def ku mu neex nga bañ a def donc di fàttali ni aussi que am na ñoo xam ne ñu ngi jàngale mais defuñ politique mais bu élection jotee dañuy voter wala bokk bu nit ñi di waxtaan dañuy joxe seen xalaat ñu nag dañoo choisir dañoo bokk ci ñoo xam ni ay fonctionnaire la ñu nekk ay jàngalekat choisir nekk opposant am nu mu amee aussi ñi nga xam ne dañuy jàngale te bokk ci parti au pouvoir bi mais loolu yëpp dara yàqul dara ci li ñuy liggéey parce que liggéey moom bu jotee da ngay liggéey ndax école tere nañ fa lépp loo xam ne ay
ay photo la yoo xam ne publicité parti politique la moo xam ci nguur gi wala ci kuje gi justement école dafa neutre, école de manière générale dafa neutre, waaye ñi ne ci école waruñoo neutre parce que bokkuñ ak école institution la ñëw na servir nga ko boo paree boo ñibbee sa kër lu la neex def looloo tax ñuy def politique te amuñ ci benn problème parce que gàllankoorul suñu liggéey aussi. Bon, mairie moom ab institution la su may wax mooy kuréel la bokk wala néeg la boo xam ni moom mooy représenté askan bi ci gox boo xam ni moom la ñu nekk Djiddah Thiaroye wala Pikine Est wala feneen ak feneen donc moom collectivité la boo xam ni dafay représenté état ci benn pàcc waaye aussi mairie dafay représenté aussi surtout ñi nga xam ni ñoom ñoo bokk ci gox bi donc moom mooy parti politique bi surtout. Sénégal mu ngi wax ci ay chartam ni boo bëggee nekk maire depuis bi code bi mujjee génn mu ngi wax ni que boo bëggee nekk maire da nga war a nekk majeur nekk électeur ba pare mën a candidater bu dee amoo dara loo xam ne dañ koy toppee ci justice wala boog nga ñu tëj la loo xam ni diir bu sore boo xam ni di nga mën a dina la disqualifier ci fichier électoral bi déjà parce que bala ngaa nekk maire da nga war a nekk électeur comme ni nga war a nekkee électeur boo bëggee nekk président mais amul benn âge boo xam ni plafonné nañ ko ci mairie amul aussi lu jëm ci wàllu mandat loo xam dañ naan mandat temps da ngay arrêté nekk maire saa yoo ko bëggee rek bu dee am nga say 18 ans mën a voté dara terewul a voté war nga mën a nekk candidat. Léegi nag ci wàllu niveau wàllu mairie moom laaj na xam-xam dëgg-dëgg mais aussi li mu njëkk a laaj mooy bëgg sa gox ba nga xam ne doo méngale li nga xam ni mooy say prérogative wala bokk say soxla ak soxlaay askan bi ak li nga xam ne aussi yaa ko moom ak alalu askan bi mënoo ko jaxal bu dee loolu mu ngi si yow rek war ngaa mën a prétendre à devenir maire. Léegi nag niveau bi mooy wàllu jàng bi parce que tamit dafa laaj nga am tuuti xam-xam mais dama bokk naa ci ñi nga xam ni gëm nañu ni booy nekk maire ak noo am xam-xam bu dee amoo benn équipe boo xam ni moo nekk sa wet mooy ay nit ñoo xam ni ñu bëgg seen réew la comme yow ba pare am xam-xam doo ci génn parce que benn nit rek mënta defar. waaw léegi loolu li ci am solo mooy wax nga politique confiance la parce que boo déggee jongante politique rek muy élection nit ñi ku ñu gën a wóolu ku ñu gën a bëgg la ñuy voter donc bu dee ñooñu loolu mooy premier critère mooy ñu wóolu la bëgg la voter la mais bu ñu la votelee aussi bi ci des yow sa wàll la parce que yaa war a liggéey li tax li nga xam ni moom lañ doon séntu ci yow mu am mooy nga soppi dundinu nit ñi améliorer seen condition de vie loolu ñaar a koy yor xam-xam ak di def di teg fii ci yoon maanaam di topp charte réew mi nga xam ni am na charte yoo xam ne ñoo organiser ni ñu war a yoree mairie ni ñu war a dépenser xaalisu mairie parce que xaalis boo fi gis ci mairie bi am na fu muy jóge mais am na nu ñu ko war a doyloo aussi nu ñu ko war a jëfandikoo bi ci des mooy nga respecter charte yi nga xam ni ñoo la may yenn pouvoir yi maanaam am na ay sañ-sañ yoo xam ne am nga ko am na sañ-sañ yoo xam ni ñi ngay liggéeyal ñoo la koy jox loolu nag maire bu ko xam ba pare di ko njariñu vraiment war na mën a def mandat bu baax bi ci des mooy léegi capacité yi mairie bi mooy capacité yi collectivité bi mooy gox bi lan la am ci koom li nga xam ne mun na tax budget bi gën a yokk ndax gox boo gis rek gox yi dañoo ëppalante ay spécificité ay potentialité ay richesse tey jii nii mënoo dugg biir Dakar Plateau nga comparé ko Djiddah Thiaroye Kaw li fa nekk ci investissement muy ay usine muy si ay boutique ay lu bare bare ay centre commercial nekkul biir Djiddah Thiaroye donc budget yi mënuñoo yem mais ku nekk daal li nga am par rapport ak li nga am ci budget yaay xool noo koy dépenser ci priorité yi nga xam ni moom la askan bi am ci wàllu faj mi ci wàllu ak leneen wàllu cadre de vie dëkkuwaay wàllu santé wàllu environnement et tout donc fal bi bu njëkk ba nag ñu ngi ko doon defee ci ay liste maanaam kenn ku ci ne da nga yor sa groupe am ku ko jiite bu jongante bi jotee kooku mooy jiite waxtaan yeeg li ngeen di wax askan bi yëpp moom moo koy wax lu ci ëpp bokk moom la nit ñi di gis ci kanam
boo leen paree nag ñu daal di dugg ci conseil municipal ku nekk li nga am moom lañ lay tibbal jox la ndax li nombre de voix yi nga am ñi la votel moom la ñuy jël defal la ko ci forme de quotient électoral loo am rek bu dee fukki conseil la wala juróom ku nekk loo am moom ngay duggee biir conseil municipal yooyu nag nekkoon ci liste yi ñoom ñooy dajaloo tànn seen maire mais gis nañu ni loolu c'est pas efficace parce que bëri na ay maires yoo xam ni fal nañ leen te boobu jamono ci campagne bi ñoom ñoo fësoon ci kanam nit ñi amoon nañ ñeneen ñu gisoon foog ni ñooñu buñ gañee ñooñu ñooy nekk maire ñu dem ba ci biir ñu changé moo tax léegi yëf yi dafa changé parce que état du Sénégal dafa changé léegi nu ñu falee maire mooy ki nga xam ni moom moo bëgg a nekk maire da koy wax ñëpp xam ko bu ñuy votel ñi nga xam ni moom la àndal aussi dañuy xam ni moom mooy nekk maire bu ñu pare kon léegi problème bi jeex na foofu bi ci des mooy adjoint yi ñooñu la ñuy fal ci biir conseil municipal bi boobu nag day fekk maire bi installé na conseil municipal bi installé wu na ba pare ñu doog a jël ci conseil municipaux yi ñan la ñuy tànn adjoint ak yeneen ci bureau municipal bi. mairie bi mu ngi am xeetu liggéey yu bari mais li ñuy woowee service technique communaux mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp loo xam ne ñooy liggéey loo xam ne affaire bale la wala bokk dindi ay saleté defar dëkkuwaay bi moo xam tali yeeg yooyu mais aussi bëri na ay liggéey yoo xam ni liggéeyu secrétaire par exemple secrétaire municipal mais ñi nga xam ni fan lañ leen ay conseillers municipaux aussi am na lu ñu war a mën a def dafa am ay commission boo xam ni mooy seetu wàllu jàng bi commission éducation commission finance koo xam ni moom mooy jiite lépp loo xam ni mooy wàllu xaalis ni ñu ko war a jëfandikoo am na yeneen commission environnement muy dëkkuwaay commission domaniale mooy wàllu suuf ak dëkkuwaay ni ñu waree joxee suuf ak yooyu fu ñuy dagatee suuf loolu yëpp dafa mu ngi ci biir mairie bi ci des mooy service technique yi nga xam ni ñoo koy accompagner mooy li ma wax sànq mooy bale bi ak yeneen. waaw nekk maire moom du lu yomb ndax surtout boo naree nekk maire commune bu mel ni Djiddah Thiaroye Kaw nga xam ni lu ne la manqué na lu bare ndax développé wu donc bokk na ci gox yi gën a néewul doole en tout cas ci biir Sénégal mais biir Dakar aussi beneen bi mooy ñu bokk ci banlieue aussi ak li mu àndal ak problème ak jafe-jafe ci dund bi donc mënoo yor lu toll noonu ba pare di bëgg liggéeyaale sa liggéey mais nag dara terewul ku nekk maire di liggéeyam bu dee liggéeyam may na ko mu mun a nekkaale maire mais li ma gëm mooy boo nekkee maire da nga war a bàyyi lépp la say activité yëpp ngay aj nekk maire jege askan bi di saytu lépp loo xam ni moom la ñuy jànkonteel ci ay jafe-jafe nga saafaram parce que boo ko defut li ngay mujjee mooy li ñu bari di def bëgg nekk ministre bëgg nekk maire wala bëgg nekk directeur général bëgg nekk maire dañuy bàyyi direction bi mairie bi seen adjoint ñoom ñu dem lijjanti seen bopp feneen parce que ñu ngi bokk ci gouvernement néew ma baaxul mais dafa jafe lool nga nekk maire nekkaale ministre lu ci ëpp bokk surtout jamono jii ñu nekk ñi ministres yi nekk ci gouvernement Sénégal boo jëlee fukk juróom-ñaari yëpp ay ministre ay maire lañu donc ñoom day des dañuy occupé wu seen poste maire wala bokk ñu dem basé wu ci ministère bi Dakar bàyyi seen gox bàyyee ko seen adjoint mooy ki nga xam ni moom moo fi nekk bu ñu fi newul délégué ko ay signature yoo xam ni moom mooy signé kayit yi ak extrait de naissance ak yooyu état civil ak yëpp mais jamono ji ñu toll période électorale li ñu seetlu mooy ministre yu bari te nekk maire dañoo bàyyi seen ministère liggéeyatuñ fa dara ministre des pêches par exemple kooku talul sax secteur bi mu yor mu nekk secteur boo xam ni secteur bu névralgique la bëri coow bëri problème mais da ko bàyyi foofu ne ko ñukk bi ñu tàmbalee bindu fichier électoral bi ba tey mu ngi Ndakaaru ne kenn du fa joxe certificat de résidence ak domicile moom kese moom moo war a signer certificat de résidence confisqué lépp ba ci préfet yi sax nangu wut ñooñu ñuy signer ñuy délivrer ay certificat de résidence mu nekk loo xam ni lu ñuy dénoncer la te citoyens yi ñu ngi koy dund aussi biir Dakar Plateau mënuñoo fexe ba am certificat de résidence surtout nag bu ñu xamee ni ñoom seen intention seen bëgg-bëgg mooy fal ñi nga xam ne ñoo nekk ci kuje gi ci opposition bi. waaw mairie bi moom bu toogee li mu war a njëkk a def mooy voter budget mais voter budget dañuy seetu loo xam ni beneen maire bi bàyyi na ko fi
ak secrétaire municipal bi nga xam ni moo fi nekkoon ñoom ñooy génnee compte administratif bi ak compte financier bi won ko jébbal ko nouvelle équipe bi mooy ñi ñuy soog a toog ñu xamee ko noonu ñu doog a lijjanti loo xam ni loolu mooy ñëw mooy budget bi ci topp mais élaboration budget boobu dafa am ay session ordinaire yi ñuy ubbi mooy ay waxtaan population bi ku mu neex nga ñëw dañuy invité acteurs yi bàjjenu gox yi ci la ñu bokk délégué de quartier yeeg ñi nga xam ne ñoom ñooy président d'association artisan yeeg ouvrier yi inspecteur de l'éducation ndax wàllu jàng ci la bokk ak faj bi tout ça ñëppay ñëw bu ñëwee toog nag dañuy def ay proposition wax ni que lii mooy suñu soxla lii mooy suñu bëgg-bëgg ci askan bi ci gox bi léegi pàcc bu nekk ñu waxtaanee ko buñ paree ci loolu mën na durer parfois 1 mois bu ñu paree ci loolu nag ñu dajale lépp loo xam ne gis nañ ko ci ay besoin exprimé ñu tënk ko ci ay kayit def benn rapport bu ñu paree nag en fonction de ça ak li nga xam ne moom la ñu am ci recette ñu évaluer ko parce que xam nañu lu fi nekk ci boutique lu fi nekk ci usine ak leneen li muy génnee ci l'impôt wala boog ci taxe ci juuti moom la ñuy dajale ne kat lii mooy budget bi lii la ñu xayma ni war nañ ko mën a am ci at bi suñ ko encaissé lii la ñu état jagleel moom mooy les fonds de dotation bu ñu paree nag ñu ne kat comme lii mooy xaalis bi ñu xayma ko xam ni mu toll li ñu war a mën a def ci li nga xam ni wax nañu ko fii ci ay soxla ñu saafara ko li nga xam ni bokk ci nag mënuñu ko def ñu seet nu ñu collaborer ak état mu defal ñu. ginnaaw yooyu pare normalement exécution budget bi mu ngi tàmbali le 1er janvier parce que diggante décembre ak janvier la ñuy def liggéey boobu yëpp bu ñu paree liggéey bi mën nañ commencer di génnee xaalis di ko dugal fi nga xam ne foofu la war a dem di def ay ordonnancement de dépense loolu nag ñëpp a ko war a yëg bu session budgétaire di am. D'accord, léegi relation maire ak état bi lu relation wu mun naa wax voilà diggante kóllëre la ndax dafa am benn loyauté bi war a daw diggante mairie ak état du Sénégal état bi su ma nee état bi mooy gouvernement bi mooy l'exécutif mais mairie bi moom aussi prolongement exécutif local la parce que premier magistrat wu collectivité bi mooy maire moom bu waxee dafa mel ni président de la république moo wax ci yenn anam yi mais bu ñu fàtte ni aussi état dafa am représentant yooyu noonu mooy préfet gouverneur sous-préfet donc lépp lu mairie di def mu jëm ci wàllu même bu dee dafa nekk loo xam ni bénéfice su askan bi la contrôle de légalité mais maanaam xool ndax dëppoon ak yoon ou pas loolu préfecture moo koy def autorité administrative la moo tax ñoom am nañu ay représentants état lañu mais à part à moitié mais ñi nga xam ne ñoo war a contrôler lépp lu ñuy def di ko saytu même ba ci bu ñuy joxe sax suuf di ko dagati normalement bu dee jaar na ci yoon dara mënu faa génn loo xam ne dëppoowul ak yoon te préfecture wala sous préfecture wala gouvernance di ko bàyyi mu jàll kon bu yëpp yi jaaree yoon mairie du jalgati charte réew mi parce que am na administration bu fi nekk boo xam ne mooy saytu lépp loo xam ni ñu ngi ko def te ñu fexe ba awal ko ci yoon duñ ko am parce que boo nekkee opposant damay jël exemple Barthélémy Dias ci Mermoz mu ngi liggéey bu mucc ayib foofu te pourtant opposant la biir Pikine fii am na 7 communes yoo xam ni ay opposant ñoo leen jiite boo jëlee mairie Djiddah Thiaroye Kaw bii yaakaar naa PDS ñoo ko jiite no mairie Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud du moins Bara Gueye moo ko yor mu ngi ciy liggéey aussi mu ngi ciy liggéey bu mujj ayib te pourtant opposant la parce que dafay dépendre aussi ci dëkkuwaay bi est-ce que am na ay investissement yi waral ñu am jiitu am juuti am l'impôt bi nga xam ne dina mën a créer ay recettes parce que fépp foo xam ne dina mën a créer richesse foofu day am recettes yu bari te recettes yi ñoom ñooy tax budget bi di gën a yokk léegi nag ci liggéey bi am na loo xam ni état la war am loo xam ni mairie la war mairie am na droit tabax école primaire tabax ay miiru école primaire am na droit aussi bërëbu jàngikaay yoo xam ni dafa ndaw mooy élémentaire ak case des tout-petits ñooñu ñëpp maternelle ñoom mën nañ ko tabax ay maternité ay poste de santé ay case de santé mën nañ ko tabax mais l'hôpital mënuñu ko tabax
loolu état la ndax lu rëy la te dafa laaj ay investissement. Non parce que hôpital li may wax hôpital mooy par exemple hôpital Le Dantec hôpital principal loolu du ay milliards a koy tabax ay milliards a koy tabax bokkul ak poste de santé ak centre de santé mais poste de santé ak centre de santé lu tax mu am solo parce que day nekk benn point de soins de santé mooy bu proximité quoi maanaam doo dox lu bari wala doo fay paas pour dem foofu mën na jàppale ñenn ñi ci maternité ak yooyu donc léegi nag bu mairie bi bëggee def loo xam ni du bokkul ci ay prérogatives am mais état mën na ne kat lii du ma la ko bàyyee loolu tamit am na loolu mooy andi coow mais sinon ku nekk maire te nga yor budget bu doy war nga mën a liggéey war nga mën a attirer ay investisseurs parce que sa capacité ñu ngi ko nattee ci yow nan ngay fexe ba nit ñi intéressé wu ci sa commune ñëw investir fa ubbi fa ay boutique ubbi fa ay usine ubbi fa ay leneen ak leneen soo ko mënul def mënoo woo say morom say xarit wala boog mënoo démarcher ay investisseurs ñu ñëw ubbi ay station ubbi ay l'hôpital ay pharmacie ay leneen ak leneen yoo xam ne mun na andi richesse parce que nit ñi dañuy dugg di jënd kon boog dina fay juuti donc loolu boo ko amee rek day yokk assiette fiscale bi parce que en fait fiscalité communale bi moom mooy tax budget bi du yaatu fépp fu am centre commercial ak ay marché foofu mooy ëpp budget foo xam ni benn marché moo fa amul sax centre commercial donc di remercier di leen sant bu baax a baax di wax ni ko kontaan nañu bu baax saa suñu woowee ci yu mel ni jotaay yu dal yoo xam ne dinañ ko génnee loo xam ne njariñu askan bi la dañ ci kontaan loolu parce que ñun bi ñu dugg politique aussi loolu la ñu woote mooy débat mooy waxtaan mooy diisoo bu diisoo amut nag bu waxtaan amul mënuñoo fexe ba am qualité ci gox yu ñu nekk kon politique du coow kese mais bu amee coow sax na nekk loo xam ne wàllu xalaat la mais bu mu nekk wàllu violence wala leneen loolu nag moo tax maa ngi leen di remercier bu baax a baax di wax ni que banlieue dafa am benn pàcc bu mu war a jouer mooy ñun ñi nga xam ne dañoo dëkk banlieue dañoo war a mën a dugg ci politique bokk ci jongante yi bokk ci fi ñuy jëlee décision su ko defee duñ toog ëllëg di téye suñu bopp di jooy naan defal leen ñu li defaloo leen ñu buñ ci buggee génne nañu xam ne suñuy gox ñun rek ñoo leen mën a génnee ci jafe-jafe keneen du ñëw defaral ñu banlieue dama koy wax souvent pour mu baax il faut ñun ñu liggéey à faire de la banlieue un bon lieu donc si on veut faire de la banlieue un bon lieu il appartient aux Sénégalais banlieusards pour ne pas dire les habitants de la banlieue de Pikine à travailler d'abord à intégrer les partis politiques en tout cas les bons partis politiques mais aussi à prendre part à toutes les compétitions électorales pour que ëllëg ñu mën a soppi xar kanamu dëkk bi loolu moo nekkoon sama wax bi mujj sama kàddu bu mujj di la remercier bu baax a baax